DSL Inco jàppoo seen liggéey ñoo leen di may seen émission les pros du métier. Il n'y a pas de secret. Il faut travailler, beaucoup travailler, toujours travailler. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi seetaan L24 TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel rawatina ci weeru tedd wi nekk muy weeru koor gi ñu ànd mbégte nag ànd ak yéen ci seen 8e numéro les pros du métier tey ji nag ñu fas yéene dalal Serigne Mor Seck di yëngut ci wàllum électricité bâtiment tey moom lañu fas yéene dalal ñu waxtaane nag métier moom nga xam ne nii métier mu am solo la waaye métier mu yaatu la ginnaaw biñ nuyoo mbooleem mbokki taalibe yi nga xam ne ni ñu ngi bàyyi xel partout dans le monde di leen ndokkeel ci koor gi waaye di ñaan suñu borom jëlee fi mbas mi nga xam ne nii moo jaaxal jamono muy Covid 19 dañ koy jox kàddu gi mu nuyoo ñu door a dugg ci laaj ak tontu yi kon sëñ Mor ñu ngi lay dalal jàmm ci seen les pros du métier fii ci L24 TV. sëñ Ablaye maa ngi lay nuyu bu baax te di la siyaar di nuyu mbooleem ñiy suivre sa site bi muy L24. di leen ziar ci weeru kooru tedd wi te di leen ñaanal yiw wi ci màng yëpp suñu borom nangul ñu ko di leen jaajëfal ci liggéey bu am solo bi ngeen di def di ñaan it ni nga ko waxee suñu borom teggeel ñu feebar bi nga xam ne dal na ci àdduna bi yëpp. waa ginnaaw loolu man maa ngi tudd Mor Seck dëkk fii Touba fi laa defee lépp nag maa ngi juddoo Njaareem wante maa ngi yaroo Touba fi laa jàngee fi laa defe sama métier fi laa defe sama yëpp. jërëjëf Serigne Mor Seck ci nuyoo yu am solo yooyu di fàttali mbokk yi rek ne émission bi ñu ngi ci ànd ak suñuy partenaire di suñuy sponsor di DSL Inco nekk fii ci Touba di jaay ay matériels yu am solo ñeel électriciens yi mécaniciens yi menuisiers yi et cetera kon ñoom ñoo ñu gunge ci émission bu am solo bi ni ñu la ko waxee léegi rek ginnaaw bu ñu rafetloo nuyoo yu am solo yi te matale bu ñu bëggoon a xam sëñ Mor Seck ay jaar-jaaram ci li nga xam ne moo di métier mi mu nekk muy électricité lan nga nu mën a wax tuuti ci sa carrière ci tënk. métier mi de maa ngi ko commencé fii ci Touba ci marché Ocass ci atelier ku ñuy wax Ousseynou Fall général muy jàmbaar joo xam ni bokk na ci ñi fi njëkk indi installation courant rawatina modernisation bi ñuy def foofu laa jaar wante nag fekkuma ko fa bi may ñëw fekk naa mu nekk ci carrière am bu mujj moom maa ngi fa fekk Faale Ndiaye Moustapha Diop ay Mbaye Diouf Modou Guèye gaa yooyu ñoo ma ci teete bi ma ci duggee def ci benn temps ku ñuy wax Modou Guèye moom beru ma ànd ak moom Modou Guèye moomu laa àndal côté marché Xayra fi la ñu yoroon benn atelier ba jamono yi ñu doon liggéey jumaa ji sëñ Moustapha Saliou boole woon ko ak ñoom mu dem ma nekk foofu bi ma defee benn temps ci laa xam ne ba léegi xam-xam bi ngay sàkku des na mu boole ma ak beneen xaritam bu ñuy wax Seexuna Kanji dëkk fii ci Corniche nekk ko ci jàmbaar maa ngi koy nuyu au passage Seexuna moomu nag mën naa ne la mbooleem lu ma xam ci moom laa ko xamee ginnaaw bi ma ci génnee nag xam nga métier dañ la initier rek mais après da ngay dem def say gëstu def say formation bu ko defee jéem a cee yokk yow tamit jéem ci indi lu bees loo xam ne da ngay xalaat ne faaw nga yokk ci 93 92 ba 2002 maa ngi ci yàgg naa ci trop moom waaw yàgg naa ci trop parce que 2002 laa jógee ci Seexuna. jaajëf ci tënk yu am solo yooyu mu mel ni niñ ko waxee léegi rek ñu fas yéene waxtaanee wàllum installation wala électricité ci ñeel bâtiment mu nekk liggéey boo xam ne nii niñ ko gisee lu am solo la ci bâtiment yaatu na trop des fois sax installation yi bu normalut mën na indi ay jafe-jafe ci wàllum incendie et cetera mu nekk liggéey bu jafe boo xam ne ni tey boo ñu ko doon expliquer boo ñu doon tojal lan mooy électricité ñeel bâtiment lan ak lan la ak ñaata partie la doon ci liggéey bu am solo boobu. waaw électricien métier la boo xam ne damay wax chaque jour ne ginnaaw bu maçonnerie bi jàllee plomberie bi jàll électricité bi mooy ñëw 3e position man chaque jour foofu laay jàpp ne parce que nit ki bu amee lum tabax ba pare bu ko réaliser ba noppi ndox mënul ñàkk faawu ndox dugg mais nag bu jàllee courant day ñëw parce que liñ koy soxla day bari léegi nag loolu dafa am ay mbir yu bari yu ciy xew parce que liggéey bi yomb na trop wante nag yombul parce que da ngay liggéey benn ci xelu nit ki parce que nit ki nga xam ne moo am bâtiment am
nga ñëw war ko installer da nga koy liggéeyal ngir moom lii nga koy liggéeyal su dikkee di ko consommer léegi nag loolu dafay am yu bari yoo ci war a sóoraale li mu soxla da koy am te warul am benn conséquence warul am benn effet tamit boo xam ne ci installation bi moom da koy indil ay problème loolu nag day doon ay matières yu bari yooy xam mën ko boole ba nga xam ne boo ko defee moom bu dikkee di utiliser li nga ko defal chaque jour da ciy gën a gis boppam léegi nag loolu il faut nga am say section yu baax am say protection yu baax aussi xam tamit say semé yi ngay mën a jaar bu baax ba nga xam ne soo ko tegalee installation moom bu dikkee fii ak 100 ans day dund ci installation te du am problème loolu nag faaw mu doon ab gëstu boo xam ne fi ngay jaar pour mën a def loolu ci biir bâtiment bi. mel ni wax nga léegi ñaari installation wala ñaari électrification industrielle artisanale wala lan nga nu mën a expliquer fi foofu. waaw xam nga installation yi bari na sax mais bu fekkee électricien bâtiment rek domicile la ñuy wax. waaw électricien bâtiment rek dañ naan domicile concernant lampe la prise loolu lampe prise ay ventilateur bon ak say force def say départ yu baax bu fekkee industrie la nag des fois mu dugg ci kër yi mais du bari ay parties la yoo xam ne rek techniciens yi ñoom ñoo koy créer c'est-à-dire mën naa joxe benn exemple tey bu fekkee yow da nga tabax sa kër ba noppi nekk ci biir bëgg ñu def ci benn partie industrie bu ndaw tey mun nañ la créer loo xam ne sa biir chambre parent bi nga nekk mën nañ fa def benn secret boo xam ne tey bu kenn tegoon tànkam ci kër gi wala mu jege ko plus de 5 mètres bu la neexee ñu def ko ci mur de clôture bi bu la neexee ñu def ko ci biir kër gi bu nit dikkee à part minuit wala à part une heure bu fi duggee bon lampe yi wër façade kër gi yëpp dañuy déclencher ndax ay système d'alarme la. voilà mën na ànd ak système d'alarme mën na nekk lampe yi yëpp automatiquement tàkk bu ko defee nit kooku automatiquement bu duggee day jàpp ne am na ko gis ba taal lampe yi bu génnee plus de 3 minutes lampe yooyu dafay fayaat loolu day dugg ci partie industrie bi bu la neexee yow sa jëmmi bopp ñu defal la ay bouton yoo xam ne soo déggee benn bruit da ngay bës benn bouton lampe yi wër sa kër yëpp tàkk wala sirène yi yëpp yuuxu bu ko defee nit ki doon bëgg a ñëw dafay xam ne am na ku ko gis mu continuer loolu ci partie industrie la beneen bi des mooy industrie mooy comme suñu mbokk menuisier yi seen moteur yooyu ñu yor moteur asynchrone yi seen machines yi di xar bant yi ak di def rabotage yi ak yooyu installation industrie la parce que installation yooyu ay 2 sens des fois nga gis moteur boo xam ne day daw gauche di daw droite des fois nga gis moteur boo xam ne day dem rek mais du ñëw loolu mooy installation industrie bon boulangerie yi ci la dugg station yi ci lañ dugg ak menuisier yi loolu mooy partie industrie bi bu dee domicile bi nag mooy kër yi ak place yi ak yooyu nga xam ne lu ci ëpp ay monophase lay doon. yaakaar naa côté boobu leer na mais ñu bëggoon a xam aussi est-ce que nit ki mën na boole di jàng ñaar yëpp wala day spécialisé wu ci benn ndax maanaam nit mën na électricien mën na dem jàngi li nga xam ne moo di installation domicile ak industriel wala c'est obligatoire dafa war a spécialisé wu ci benn rek. non mën nga boole ñaar yëpp parce que ñun tey boo gisee suñ jaar-jaar mooy bu ñuy jàng métier ñun domicile bi la ñuy jàng boo xoolee fii pratique bi ngay def en général mais nag léegi soo demee yow ba bëgg a renforcer sa capacité yow yaay dem adhéré wu ci école yi def sa formation bu ko defee ñu jàngal la même domicile bi dañ la ciy jàngal parce que courant bi tamit même bu dee domicile faaw nga jàng calcul bi parce que boo gisee problème yu bari yi ñëw ci courant loolu lay doon c'est que boo calculé wul doo mën a am say intensité yu baax doo mën a am say protection yu baax te fil bi da nga ko war a mën a calculer protection yi da nga koy calculer même éclairage yi tàkk tamit da nga koy calculer yooyu nag il faut nga dem defi formation ñu jàngal la calcul yooyu bu ko defee nag loolu soo ko jàngee ba mu nekk à côté bu la neexee nga continuer parce que xam-xam moom du doy te fii yaa ngi am sa temps mën na dem mën nga jàngi industrie jël sa temps di jàng moo gën a durer nag mais soo ko jàngee mën nga dem ba li nga ci war a xam yëpp nga xam ko ci. jërëjëf sëñ Mor Seck di fàttali rek ne ñu ngi ànd ak moom suñu 8e numéro les pros du métier moom nag mu nekk ab électricien bâtiment yaakaar naa li jot jàll leer na nañ ci ni nga ko waxee ci installation domicile artisanal say jaar-jaar et cetera mais mu mel ni yéen a ngi liggéey ci secteur bu jafe secteur bu am danger mais secteur bu am njariñ muy li nga xam ne moo di courant
ñu gis ne xëy na léeg-léeg ay lakk yu bëri moo xam ci biir marché yi moo xam ci kër yi léeg-léeg dañu naan ci courant bi lay doon buñ ko toppee peut-être ci installation ba la fuite di am ak yooyu loolu itam lan nga nu ci mën a expliquer ci installation bi ci départ bi lay am problème wala après modification ndax xam nga mën nga ñëw installer benn bâtiment bët set wala nga demaat quelques années am benn lampe wala beneen affaire booy def ci sa biir kër nga woo beneen électricien wala beneen waa bu clandestin mu laal installation boobu loolu mën na indi problème loolu itam lan nga ciy leeral askan wi. waaw loolu mën na doon ci départ bi mën na doon li nga wax mën na dem ba quelques mois mu am wante man chaque jour loolu li ma siy wax rek mooy ñun suñu problème ñun waa côté bii boo xoolee mooy li maçonnerie yi di jàmbat ndaxte fii. maçon yi sax ñooñu tane parce que ñoom jàpp nañ ne avancé wuñ mais avancé nañ bu baax parce que moment yi ñu toll man gisatuma ku ñëw tabax benn bâtiment sans nga am plan normalement di nga am sa plan sa plan B am sa plan architecture doog a mën a ñëw sukkandiku sa bâtiment maçon yu bari boo leen joxee liggéey te amul yooyu source yooyu duñ ko liggéey waaw dañuy xaw a bañ quoi léegi nag ñun tamit loolu dañu dal. fii nii da ngay am sa bâtiment rek nga woo benn ouvrier électricien mu ñëw boo doon xool bâtiment yi fi am plan c'est très rare la te léegi loolu mooy waral suñ problème yi ñu koy am parce que bâtiment normalement boo koy construire di ko taxaw yow miy taxaw bâtiment bi war nga mën a xam li nga bëgg a def loolu moo ciy njëkk parce que bâtiment bi tey bu ma joxee benn exemple mën nañ tabax benn immeuble bi ñu pare def ko niveau bu ne ñu def ko ñaari appartement mais léegi appartement yooyu nit ñi koy occupé mën nañ bañ a bokk luñ ciy def ci mun na jël appartement bi mu def ko kër su liggéey ba wàcc ñëw dal fi ki jël appartement bi mu def ko bureau di ci liggéey ki jël appartement bi mu def ca leneen ñooñu bokkuñ la ñuy consommer courant bi léegi nag normalement yow mi tabax yaa war a xam li nga bëgg a def soo xamee li nga bëgg a def ba pare loolu la ñuy wax dimensionnement dañuy taxaw xam exact immeuble bi lan la soxla ci courant bu ñu xamee lan la soxla ci courant ñu xool loolu nan lañ koy installer parce que da ngay gis benn appartement boo xam ne bureau lañ ko def mais fur et à mesure ñuy dem ñuy gën a yokk parce que dañuy dem tey salle bi tàng ñu ne nañ fi créer benn climatiseur ñu dem benn espace lëndëm ñu ne nañ fi créer benn lampe yooyu nag bu fekkee bokkul woon ci dimensionnement bi dafay ñëw di répété wu ci installation bi parce que dafay dem ba section bi dafay surcharge parce que liñ ko calculer woon day dem ba ëpp loolu mooy waral yenn danse yi beneen bi ci des mooy protection yi ñuy def appareil yi nga xam ne moom la ñuy dugal ci biir coffret bi muy protéger courant bi yooyu yu am solo la te bâtiment yu bari soo demee doo ko fa fekk ma joxe ci benn exemple am na benn appareil bu ñuy wax interrupteur différentiel doo ko gis ci benn installation muy lakk benn installation boo koy gis bâtiment boobu di am problème mu lakk du am parce que moom dafay liir te interrupteur boobu su amee nga branché tey benn relance boobu bu fekkee section fil bi moo baaxul su amee benn anomalie 30 rek su ko amee appareil bi da koy signaler sote courant bi jàll léegi nag loolu kon su amoon ci kër du lakk mais nag boo ko installé tamit ba pare te sa installation amul norme du fonctionner loolu tax tamit ouvrier yu bari di ko daw parce que boo ko xasee teg sa coffret su fekkee installation bi normalul chaque jour da ngay am ay coupure léegi yooyu daal laa gis ne bu ñu ko respecté woon am ay protection yu baax am ay section yu baax di def suñu dimensionnement yu baax donc problème courant moom mën nañ ko bañ a am. yaakaar naa xam-xam feeñ na fi ci bëri tey laa koy door a dégg li may utiliser courant yëpp ne ci bâtiment mais comme ni ñu ko waxee ni ñu koy faral di waxee ci mbooleem métier yëpp métier moo gis am na ay jafe-jafe yi nag ñaar a koy waral jafe-jafe fi jamono toll wala jafe-jafe ña koy def ndax léegi wax nga li nga wax nii. képp koo xam ne ni peut-être jàngo wala gëstuwoo ci wàllum électricité doo ko xamee noonu mais des fois dañuy gis aussi ni ñu koy waxee ci yeneen métiers yi ay clandestin ñoo xam ne ni xëy na jànguñu métier mi dëgër fit rek wala ñuy ànd ak benn waay rek ba xëy engagé ay travaux ba mën a installé nangam sangam te duñ ko teg ci normes yi nga xam ne ni moom nga wax léegi loolu itam am na benn jafe-jafe la boo xam ne ni nemmeeku nañ ko ci liggéey bi yow en tant que professionnel du domaine loo ciy wax. waaw jafe-jafe boobu mooy comme liñ souligné nii léegi rek. Parce que ñooñu en général man li ma leen di conseiller rek mooy métier moom soo ko bëggee da nga koy gëstu parce que soo ko gëstoo di nga ko xam parce que gis nga fi nit mu dem ba âgé sax doo ko dugg ci métier
mais bu defee jaaree fi mu war a jaar gëstu rek yàlla da ko ciy dimbali. mais nag problème bi ñu ci gën a am mooy exemple tey da ngay gis benn bâtiment ñu jox ko benn ouvrier mu ñëw liggéey bu liggéeyee ba lampe yëpp tàkk bon lépp commencé di dox ñu woo beneen technicien boo xam ne qualifié na mu ñëw xool ne installation bi baaxul. léegi nag clients yi problème bi ñuy am doute bi ñuy am foofu mooy installation bi baaxul te lampe yi mi ngi tàkk pourquoi loolu sérieux problème lay doon ci ñun nga xam ne tey bu ne laa defar ko nga d'accord ak moom defar ko tamit soo paree la même lampe yi dañ doon taal muy tàkk ñuy fay muy fay parce que dafa am ay sew-sew secret yu nekk ci biir yoo xam ne du doon lu nit di gis léegi nag loolu mooy suñu problème moo tax des fois da ngay taxaw plan yu bari dañ la koy présenter mais doo ko mën a jël parce que li tax mooy yow li ci war comme xam nga ko doo ñimee def yenn yi ki ko xamul nag moom mën na ñëw def benn guirlandam rek installé bu fekkee nit ku bëgg nag lu yomb la ñu baal ma moom pour moom mi ngi tàkk rek baax na te fekk am na ay conséquences yu bari yu ngi koy jural donc facture yu seer yi daf ciy feeñ li ñu wax léegi lakk yi di ci am daf ciy feeñ beneen bi ci des nag te gën a garaaw mooy am na norme installation yoo xam ne instant bii may waxee yow nii moom la ñu war a liggéey parce que dafa am benn danger bu ci am muy gis nga lu mel ni salle de bain installation boppam la war a am dañu bari bàyyiwuñ ko xel te boo xoolee mooy li gën a tuuti ci bâtiment parce que salle de bain yi boo xoolee li fa dajee dafa bari te lépp ay continu la donc carreau bi continu la bu la courant laalee nga laal carreau danger la ndox mi fi nekk danger la bon courant bi ñëw xoolal ñetti matières yooyu daje ci benn affaire boo xam ne ay 2 mètres carrés lay doon wala ay 3 mètres donc nga summee ko aussi tamit war a wëlbati ko laal ndox continuer ak yooyu boo amul ay protection yu baax en général bu la fa courant laalee bon du mujj fu baax. kon xam naa dañuy bàyyi publicité bi mu jàll comme ni ñu koy faral di defee bu ñu demee ba ci digg émission bi door a continuer. Toujours travailler. DSL Inco jàppoo sellal liggéey ngir jàppale waa Touba ak li ko wër ci seenub liggéey ginnaaw bi ñu leen ubbilee benn showroom bu mag maanaam bërëb bu yànj yeesalaat na ko ci outillage ak matériaux de construction lépp loo leen soxla am na fi bokk na ci yooyu coupeur ci batterie visseuse perceuse meuleuse marteau-piqueur ci électrique groupe électrogène bu mag wala bu ndaw poste à souder motopompe machine coupante bois fer aluminium vitre wala carreau transpalette ay brouettes ay gants ay casque wala ay tenue de travail ay pièces auto ay gonfleur ventilateur avec batterie ak yeneen jumtukaay yoo xam ne nii lépp jàppandi na fii ci DSL Inco ku fi ñëw da nga fi gis sa bopp moo xam ngay maçon menuisier métallique aluminium wala menuisier de bois carreleur peintre mécanicien tôlier baykat nappkat sàmmkat chauffeur ndaw ñi fi nekk seen itte leen rekk la taxawu leen ci seeni bëgg-bëgg lépp loo leen fi soxla dana leen ko yombal ci ay njëg yu xéewale ci DSL Inco nekk ci Touba Daaru Manaan ci yoon wi bàyyee ko ancien garage jëm si ci jumaay Touba mën ngeen a jokkoo ak ñoom nag ci 78 195 18 50 wala 70 508 32 95. Toujours travailler. sëñ Mor ñu ngi lay jaajëfalaat bu baax a baax xam-xam bi rafetlu nañ ko leer na lool ci laaj yi ak tontu yi ñu dégg ci ne ki nga xam ne nii niñ koy faral di waxee dafa bëgg qualité moo xam kër gu rafet moo xam karo bu rafet moo xam plomberie bu aw yoon moo xam courant bu aw yoon day yel nag mu dem xool borom xam-xam ndax borom xam-xam yaa ngi fi donte xëy na léeg-léeg nit ñi bëgg lu yomb dana tax du ñu dem ci borom xam-xam dem ci koo xam ne nii rek bon mooy loolu macha allah léegi wax nañ ko léegi ci jafe-jafe yi nga xam ne nii itam dafa am ci métier yi wax nga ko li nga souligné léegi nii ci ñi koy def la mais am na jafe-jafe boo xam ne nii métier mi en général ñoo koy dund bu doon nit la ñu ne métier mi da ko tawat tey bu ñu doon wax yenn jafe-jafe la électricité bâtiment lan nga ñuy wax. waa électricité bâtiment xam naa bu ñu doon wax jafe-jafe yi mu am bi ci njëkk mooy bu ñu xalaatee ni ko mag ñi doon jànge xale yi jànge wuñ ko noonu
tey man yàlla dogal na sax maa ngi sama équipe am naa booy yoo xam ne presque def nañ ay 10 ans mais jafe na ci nit ñi nga gis patron boo xam ni ñi muy àndal di liggéey def naa ñoom sax benn 5 ans parce que dafay métier boo xam ni boo mënee branché lampe prise rek jàpp ne mën nga ko te loolu su avancé tuuti nag lim ñuy jural mooy nouvelle génération bii ñëw dootuñ maîtriser li ñu war a def waaw léegi loolu jafe-jafe la beneen jafe-jafe bi ci desit mooy sama classe gi nga xam ne ay ouvrier lañ nekk ci métier bi xaw ci am tur tuuti waruñ tàyyeel chaque jour li ñu war a def mooy di jéem a renforcer seen capacité parce que tamit loolu boo ko deful xale yi nekk sa ginnaaw te sawar dañ lay raw beneen bi ci des tamit yow da ngay dem rek ak sa tur boo dee dem ak sa tur nag da ngay toll moment yoo xam ni plan yu bari bu ñu la ko joxee doo ko mën a def loolu kon jafe-jafe la ci Touba nag li fi am bëgg nañ lu baax ñu ngi góorgóorlu mais problème bi mooy problème connaissance moo fi ëpp diw wala diw moo booleeg moom léegi nag yooyu day tax yow mi nga xam ne dañ lay boole ak nit ñi nga góorgóorlu dem yokki sa capacité yooyu mooy yi ci am beneen bi ci des nag mooy ñun tamit xaw nañu ragal contrôle yi ak techniciens yi ak ingénieurs yi xaw nañ leen a ragal ba nanguwuñ jëflante ak ñoom parce que ñu ci bari dañu ragal ku leen corriger te aussi loolu baaxul métier boo ci nekkee da ngay nangu ñu lay corriger parce que bu ñu la corriger moom dañ lay yokk rek xam-xam loolu tamit jafe-jafe la ci suñ sama gars yi da ngay bëgg a nekk sa roq rek di liggéey di def li ngay def buñ la nee ñu woo architecte bi wala ñu woo ingénieur bi nga daw wala nga saboté loolu tamit aussi baaxul jafe-jafe yooyu daal laa ci gis. macha allah mais jafe-jafe boo gis aussi am na solution ndax li tax ma wax ko boo xoolee yeneen corps de métier yi du ci mel ni mécaniciens yi ci mel ni maçon yi ak ñeneen ñoom ñëpp organiser wu nañ ba am ay association yoo xam ne nii neen ci yàlla di mën a daje di waxtaane métier mi neen ci daje di def ay séminaire dinañ ci daje di xool seen ak seen yelleef dinañ ci daje di xool jafe-jafe yi nga xam ne nii gis nañ ko ci métier mi naka la ñuy def ba mu saafaraw est-ce que au niveau de Touba wala Diourbel am na genn kuréel gu lëkkale ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllum électricité bâtiment fii. waaw am na fi parce que yàgg na fi sax mais jamono yi may waxee yow moom dañ ko renouveler ba mi ngi dox bu baax parce que jamono yi sëñ Saliou am na benn daayira boo xam ne daayira électricité rek la woon sëñ Saliou tuddeeloon Diyaawu Dóor yi ñoom ñoo doon dem ay xel koom di def ay intervention yu am solo ay jamono nag dem nañ ba daayira bi mel na lu xaw a sooxee ndax doxalin week yenn yi mais jamono yi may waxee yow am na ay xale génération bu bees bu nekk ci ginnaaw boo xam ne wax dëgg yàlla taxaw nañ ñoom sax dañu formé woon benn groupe di ci waxtaan ba daje ci ba nombre bu bari nekk fa après ñu bëgg ubbi benn daayira ci la gars yi ci lañ leen xamal ne am na benn daayira bu fi nekkoon comme yéen da ngeen a jóg pour defar nañ ko fexee boole ba yàlla dogal ñu waxtaan ba déggoo ba boole nañ ko instant bi lépp doon benn. yan activité ngeen ko taxaw léegi ak lan mooy seen ci association. waaw xam naa mébét bi mais activités yi moom bërigul parce que bureau bi sax formé guñ ko parce que foog naa ñetti membre rek lañ ci defagul parce que yàggul te xam nga li xew ci dëkk bi mbooloo munul am mais man li ma jàpp mooy bi ma ciy waxtaan ak Pape Sène parce que man moo ñëw ba seet si ma wax dëgg yàlla convaincre ma bi may waxtaan ak moom nee naa ko li ñu war a def rek mooy yaatal xale yi parce que tamit xale yi am nañu volonté te nag la ñoo jàng ñu fexe it ba man sama xalaat ak sama mébétu bopp mooy ñu dem ba dëkk bi lépp lu fi wàllu électricité ñu téye ko parce que am na fi ay kàngam yu ko mën a yor lépp loo xamante ni bi lu jëm ci wàllu courant la duñ ko jëgaani fenn loolu bëgg naa ñu boole ko ci programme bi parce que demoon nañ ñoom daayira bi ma lay wax demoon nañ ba yor entretien Kër Sëñ Saliou bi nekk jànnatu ak bi nekk fii parce que benn groupe mas nañ leen ko jox ñu installé ko jànnatu ak daare kaamil ak Kër Sëñ Tuubaa léegi loolu ba léegi mag ña nga fa ñëw nañ ànd ak xale yi li ma bëgg daal mooy xam naa ci xalaat bu yëfi jàllee bañ dajee dañ doon benn bloc bon dem fi ñu war a dem yëpp ba lépp loo xam ni génn na ci wàllu courant ci dëkk bi ñu ŋànk ko def ci li ñu war a def. mébét bu am solo la yàlla na leen ci suñu borom jàppale mais xam naa pour ñu terminer beneen bi ciy des mooy ban appel wala ban conseil ngay jox nit ñi nga xam ne ni par exemple moo xam ñi ne ci marché yi ndax des fois dañuy gis jafe-jafe boobu ci marché yi ñetti place yu taqaloo
kii lonk ca kee courant kii lonk ca kee courant xëy na am na ci loo xam ne ni peut-être responsabilité ki nga xam ne moo di waa Senelec lay doon peut-être kii lonk ca kee lonk ca kee branchement clandestin yooyu mooy waral léeg-léeg yenn lakk yi di am et cetera ban message ngay lancé ci ñi nga xam ne ñoo di sa mbokk électriciens yi ci ñuy gën a di bàyyi xel ci yenn xëy na marché yi maanaam yenn liggéey yi nga xam ne ni dañ koy liggéey te ëllëg mu mën leen a indil jafe-jafe ak askan wi nga xam ne itam dañuy liggéeylu te bëgg lu yomb tax léeg-léeg mu indi leen jafe-jafe ci seen bërëb wala seen kër ban message nga leen di lancé. waaw xanaa ñi ma ko sañ a wax rek parce que ouvrier yi boo xoolee ay type de classe lañ dañuy wuutee trop tamit parce que tey li nga wax nii gis nga électricien bi nekk ci marché bi nga xam ne li muy def mooy moom xëy ñu woo ko ci benn lampe wala benn ventilateur mu branché ko ñëw wàcc est-ce que xam nga ne kooku bëggul dem sànc kooku noonu ma wax la ci benn affaire bëggul gañ a sànc di fa toog. parce que temps bi muy def sànce dafay yàgg te day metti léegi nag marché bi da ngay yor sa benn pince sa benn tournevis rek suñ la woon la kaay montel ma benn ventilateur nga xëcc sa benn fil rek teg monté lu bon soo wàccaale sa benn som loolu moo gën a yomb ci ñoom waaw ñaari parti lañ am na ci ñoo xam ni marché sax duñ fa dugg di liggéey man awma benn client bu nekk marché ku may liggéeyal mu nekk marché këram laa koy liggéeyal mais awma benn place bu may defar marché parce que li ci am solo mooy gis nga câble yi nii ay section la ay 0.75 ay 1.5 ay 2.5 ay 6 mm et cetera léegi section bu ne dafa am lu mu war a porter tey boo ñëwee sa place bii nga jël ko ne da nga ko bëgg a installer ci say ventilateur installer say prise et cetera ba pare dem jël benn 0.75 mu alimenté ko loolu xam nga mënul nekk te léegi boo woowee benn waaye mu ñëw ne la jëndal câble buy jar mètre 1000 francs nga woo beneen waaye mu ne la dafa seer jëlal buy jar mètre 150 waaw léegi yii da ngay jàpp ne mètre 150 bii da koy teg muy tàkk te courant problème am mooy li muy def da koy continuer di ko def parce que boo gisee comme dugguñ sax ci installation solaire yi ak yooyu mais seen problème foofu la courant continu bi moom soo xam du yàgg moom su amee problème day taxaw ne la am naa problème mais courant alternatif bi moom su amee problème day continuer di soox di dox ak benn tànk di soox bu demee ba fa mën a yem nag day jékki-jékki rek ne jëppet loolu mooy problème bi mais ñi koy def ñoo la gën a xam ne lii raisonnable lut ñoo la ko gën a xam parce que loo mën a def da ngaa war a mën a dimensionné xam câble ba fa baax nga dem jënd ko ñëw tiire ko mu ñëw spécial pour moom keneen kuy jëlaat day dem wutiwaat feneen mais benn câble ngay tiire fii mu yor benn marché benn cantine keneen ku bëgg ñëw kar câble boobu rek yóbbu mu dem mais bu yàggee waaw parce que mi ngi mel ne nit ki nga xamante ne bii tey rek 50 kilos la attan poids pour yanu ko di dox di dem bon ñu jël 100 kilos yan ko 100 kilos boo ko yenee te 50 la attan na ko doxal jëm jumaa ja mën na àgg mais dox bi mën na yeex waaw mën na bañ a àgg tamit lu ne xaj na ci très bien loolu mooy problème bi waaw li muy tey mooy di la sant bu baax ci invitation bi di sant gars yi yëpp tamit di nuyu sama patron yi nga xam ne jaar naa ci ñoom ñëpp ñi ma defal formation waa CDFP aussi bu Mbàkke maa ngi leen di sant bu baax parce que am na ay formation yu bari yu ma fa def di sant particulièrement Cheikhouna Kandji mi ma jàngal métier di nuyu tamit sama équipe bu bopp bi nga xam ne ñoom lay àndal di liggéey ñu jàppale ma trop wax dëgg yàlla parce que su ma neexee xëy joxe samay ordre rek toog ñu nekk sànc di góorgóorlu ak samay client ak ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm waaw di ñaan jàmm rek ci yàlla jële fi feebar bi te defal ñu jàmm wàcc xéewal yi dëkku sëñ Tuubaa bi lépp lu ñu fi niseer rek yàlla na ko yàlla def Cheikh Mountakha Bassir yàlla na ko suñu borom yàggal te muy ko gudd fan xalifa yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah Serigne Mor Seck nekkoon suñu gan nag suñu 8e numéro les pros du métier ci fàttali rek nekk di yëngu ci wàllum électricité bâtiment macha allah li mu fi traité xam-xam bi leer na lool di ziar itam ak a jaajëfal Serigne Thierno Seck mi nga xam ne nii moo ñu xamale moom itam ñu ngi koy ziar moom itam maçon la di ziar mboolem ouvrier yi mboolem corps de métier yi xam ne incha allah rabbi yoon yemul si benn ni nga ko waxee léegi xam naa yeneen jotaay dinañ gën a yaatal waaye comme dañuy dox ci wàllum temps rek moo tax ñu tënk ko nii di jaajëfal ak ziar également suñu partenaires yi DS Elinco ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy ànd ak ñun ci émission bi di ñuy sponsoriser di ziar techniciens yi di leen jaajëfal ak mboolem téléspectateurs yi nga xam ne itam ñoo ngi doon seetaan L24 TV di leen jox dox daje beneen numéro ci seen les pros du métier wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jàppoo sellal liggéey DS Elinco moo leen doon may seen émission les pros du métier. Il n'y a pas de secret
Il faut travailler, beaucoup travailler, toujours travailler.